asalaamaaleykum yéen ñii duñu seetaan fii ci leral.net Leral TV seen émission spéciale sensibilisation sur le Covid-19 comme politique ñu dalaloon tey nag ndaanaan bu mag boo xam ne kenn dootu ko présenté sur le plan international Afrique ak Sénégal muy koo xam ne ci wàllu artistique def na fi lu rëy a rëy d'ailleurs sax nag ñu dalaloon ko tey ci wéyam boobu ñuy wax set nga xam ne mooy wéy bi nekk d'actualité tey ci pandémique bii di Covid-19 muy monsieur Cheikh Ndigal Lo ñu bàyyi ko mu nuyoog askan wi. fay nañ la Zeynab yaak Omar di nuyu Sénégal yëpp diaspora bi yëpp ak àdduna bi. Ndigal Lo dañ lay laaj rek tey ndax mën nga ñëwaat tey ci sa gis-gis ci feebar bi ak tey ni sa woy woowu ne nga xam ne mu ngi tudd set doxee woon te tey mu ñëw nekk woy boo xam ne actualité la tey ci feebar bi la. boo waxee morceau set yàlla def ñu ngi koy réaliser en 1995 ça veut dire que tey am na ñaar fukk at ak juróom 25 ans. Période bi ñu koy génne maa ngi fàttaliku dafa amoon épidémie bu ñu doon wax Apollo jamono yooyu y avait une salubrité massive à Dakar boo romee ba côté ay Tilène sax tali bi fa mel ni ñi doon tur mbalit dañu demee ko grève def ay taaw partout dans les rues ngay gis salubrité boo xam ne avec une odeur nauséabonde. Maa ngi fàttaliku sax jamono yooyu ndeysaan taw Abdou Diouf la woon Baye Lahat décaissé noonu ay millions yu bëri je me souviens plus du chiffre pour ñu jàppale gars yi ñi évacuer mbalit meeg yooyu yëpp pour dëkk bi seetaat période boobu bi ñuy dugg si joo net mi ngi fekk mbalit baa ngi man maa ngi doon commencé sax am début conjonctivité muy Apollo donc set dafa bokk ci doomu aadama bokk ci environnement bu propre un milieu sain dafa am solo set ci sa yaram set ci say àndandoo set ci say jëf fagaru moo gën faju watandiku ndax nee nañ fi mu nekk nii mbas mi ñëw tey dal ci kaw ñëpp jaaxal ñëpp saafara si daal li ñu xalaat mooy nit ñi toog seen kër boo ko mënee chaque heure di raxas seen loxo ak saabu eau de javel jël say détergent bu dee yaa ngi doon génn dem fii ci boutique bi sax boo ko mënee boo amee sa masque nga takk wàññi jaabante bi defe naa bu ko ñëpp defee toog seen kër tey cas communautaire boobu dina gën a wàññi. ci cas communautaire boobu sax la ñuy ñëw gis nañ ne que cas communautaire nekk na loo xam ne saa yu ñu génnee résultats yi rek ministère bi saa yu génnee ba wax cas communautaire rek nit ñi dañuy jaxasoo te gis nañ ni nit ñi daanaka lu bëri changé wuñ seen doxalin ndax tey def nañu benn reportage romb ci mbedd yi waaye gis nañ ne daal situation bi des na ba tey loolu lan moo ci sa gis-gis. mais loolu li ci njëkk mooy indiscipline indiscipline totale la ñuy demee ndax lu mel ni bu amee ñëpp jaaxle te boo ko amee doo ko xam ki ko am bu lay wàll xëy na sax moom xamu ko affaire bi danger bi foofu la nekk parce que bu doon loo xam ne sax mën nañ ne cuut baaram woon gis ko sax nee na affaire baa ngi jub mais mënoo ko situer mais kon nit ñi nañ ànd ak discipline parce que yëpp ñu ngi woon ne maanaam manque de discipline bi ñu yàgg ak anarchie bi ñu yàgg doxal lii nañu woon bu ëllëgee ñu xoolaat bu baax suñu bopp ci discipline tey Chine bi mu déclenché wu mais daanaka ñoom ñoo gën a discipliné ci monde bi dañu yaru boo xamante ne ni gisuma ku leen gën a discipliné dans le monde Kigali bii andi na fi exemple te pourtant ay africain lañu c'est pas parce que yow africain nga tu n'as pas droit à la propriété aussi dinañ xoolaat bu baax répartition yi parce que tey coronavirus bi su fekkente ne da nga nekk zone boo xamante yow amoo ndox génn ci day jafe et surtout eau potable ndox mi ngeen am bu fekkee ne elle n'est pas potable déjà elle contient des microbes
donc ça veut dire que yow tu es exposé quoi. foofu sax lañ lay laajte tey ci situation wu dëkk bi gis nañ ni que Sénégal déjà ñu ngi doon coow ay insuffisance alimentaire ñu ngi coow benn pauvreté boo xam ne ñii ñu ngi ko doon wax ñii di ko weddi tey nga gis situation bi ñu war a dem ci confinement tey lan moo ci sa maanaam xalaat tey lan ngay bokk ak askan wi tey ci wàllu woowu. waaw loolu maanaam tey confinement bi situation oblige la moo tax ñëpp tamit nangu xam ne intérêt commun la mais aussi bu fekkente ne état dafa am benn responsabilité bu mag bu état bi di gérer bu fekkee ne dañu dem vers le confinement couche sociale bi yëpp bokkul ñii seen loxo jot na seen gannaaw ñii seen dépense c'est quotidien le jour la ñuy daw ñii ñi ngi nekk ci fu sori foo xamante ne au fond fin de la brousse foo xamante ne ni amuñu ndox eau potable wala sax ndox sax pour ñu am ko sax problème la waxuma la potable sax amuñu électricité waaw ñooñu naka la ñu mën a connecté déjà ils sont déconnectés sans électricité ndox mi nga xamante ne mooy source de vie ils sont privés de cette eau tey lan mooy rôlu état parce que léegi dañ nekk ci urgence boo leen toog leen seen kër da nga leen di jox lu ñu toogee kër ga et que aussi mu bañ a jël benn durée bi plus muy gën di yàgg muy gën di am ay dégâts parce que coronavirus feebar la buy reyee xiif aussi tamit day reyee moo gën a bon coronavirus parce que coronavirus yaa ngi jël say précautions fii di diw fii di moytu pour mu bañ laa dal mais xiif boo deful si sa biir dara bu ko dëkkee 2 3 4 jours gisoo loo lekk sa ngor mayu la ngay jóg di génn di ñaan di xaaraaneeg yooyu mais mën nga toog ba dee ci sa ngor sa kër dirigeant yi nag yii yëpp ay exemples yi toog parce que temps de réflexion la temps bi ñu toog yëpp kër gi ci kër gi ku mënta doon fi gën a kawe ba ci suuf ku ci nekk yaa ngi waxtaan ak sa géeganaay temps de réflexion la parce qu'on a le temps quand même aujourd'hui de réfléchir bañ di toog naan il faut que beneen épidémie ñëw ñuy soog a jublaat ci set lii yàlla woon nañ ko ba pare dañ ci war a sax épidémie ou sans propriété boobu dañ ci war a sax waaw li ñuy woowee morceau 7 il y a 25 ans de cela am na def na benn alerte boo xamante ne ni gars yi ne mais attends mais kii mi ngi waxoon lii il y a 25 ans de cela. Et c'était lors d'une épidémie. waaw en plus. Donc ça veut dire que la leçon n'a pas été sue. waaw elle n'a pas été Donc sue. c'est le 7 là qui revient avec une épidémie encore qui nous oblige de voilà. 7. waaw mais cette fois-ci je pense bien que am naa yaakaar ne cette fois-ci quand même ñi bëri déglu nañ ko ndax 7 bi ñuy génn ak léegi 25 ans la am na ci jeunes yoo xamante ne ni yi am soog a am 20 ans moins de 25 ans xamuñoon morceau bi pour ñoom xëy na woy bu bees la ndax chef d'état ci boppam bi muy def ay joxe message am pour propriété bi boobu mais morceau 7 bi laa gis mu teg ko en sourdine pour écoute donc c'était un appui sonore boo xamante ne ni boo xam ne ni pour sensibilisation bi ñu ko xamal ne kon kat on a déjà une sensibilisation boo xam ne yàggoon na fi dans les tiroirs mais nag génnaat nañ ko tey. mooy maanaam daal waxu mag ba war naa jar naa bàyyee. du fanaan waxu mag du fanaan àll du fanaan àll ñenn ñi sax waxuma la fanaan sax seen wax du yendu àll bee fanaan àll parce que 7 bi ñu koy woy kenn joxuñu fi dërëm naa ne def une sensibilisation par exemple mais c'était un devoir. foofu sax si foofu laay sukkandiku sax pour poser la beneen question mooy maanaam tey sa mbokku artistes yi nga xam ne gis nañ ni que gaa amatuñu activité parce que showbiz bi lu bëri arrêté na mais am na si ñoo xam ne daal ñu ngi jël ay tey woyu de sensibilisation di ko woy par ci par là ñooñu noonu tey yow lan nga leen di digal tey bu doon tey tollu nga ci. C'est bien quand même de sensibiliser parce que aussi ay porteurs de voix lañu ils n'ont que leur voix mais je veux dire il faut battre le fer quand il est chaud quand même il faut affaire bi maanaam xëy na yàlla def na yenn jeunes yi commencé di woy affaire bi tey mooy li ma la wax sànq épidémie Apollo xëy na fekk ñu juddu donc ce passé là ils ignorent wala ñenn ñi crieux yi daan dugg ba xam sa répertoire xëy na
fekkewuñ ko bi ñu koy créé mais balaa ñuy am sax peut-être 20 ans 18 ans découvrir nañ ko fenn ci seen benn xarit bu leen ko déglu wala yu mel noonu wala ñoo xam ne sax ils n'ont même pas écouté mais bon tey man je pense qu'ils donnent aussi leur participation mais sensibilisation aussi faudrait pas que mu nekk loo xamante ni day xaw a ironique. Euphorique. Voilà. Wala accompagné d'intérêts déguisés. Voilà, affaire intérêt déguisé comme bu ko def affaire réeloo nit ñi wala affaire yooyu parce que c'est un truc sérieux du lu ñuy foyee du lu ñuy war a théâtrer c'est une pandémie très sérieuse qui est en train de menacer tout le monde entier, toute la planète sans exception xameewul buur xameewul baadolo xamul maçon bi ba ci président xameewul ministre xameewul kenn mbindeef amul benn mbindeef bu mu xamee mbindeef xëy na bu mu xamee nag boo xamante ni nattu yàlla la bu mu andi xëy na ñooñu dañoo yàgg sax wéetal seen borom ñu si bëri yàlla def leen ci musal man loolu gëm naa ko parce que lii alerte la aussi tamit pour ñu gën a dellu suñu borom mooy ñaan yi ma doon wax sànq. En tant que Baye Fall bu mag boo xam ne tey moom kenn du ci sax wax lan ngay tey wax askan wi Baye Fall ma tey ci situation bi. waaw xam nga boo xoolee Cheikh Ibra maam Cheikh Ibra Fall Lamp Baabul Mouridina turu yàlla la daan dunde liggéey jaamu yàlla yendoo liggéey fanaanee root ba fajar ba ginaar yi naan kokoriko taluloon ay nelaw loolu yàlla mayu ko nitu simple ndax boo toogee 4 jours yoo xamante ne yore ay boru nelaw man nga jékki-jékki di dox ne këpp waaye koo xamante ne ni nit ñi mënuñoon comprendre kii ku amul nelaw liggéey jaamu yàlla ay njoñom it Baye Fall ya def leen ci saxloo ci kalimatu laa ilaha illallah muy turu yàlla bi gën a kawee ci turu yàlla boo fi mën a wax alquran luy réeréer yëpp baatu laa ilaha illallah seydina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala seydina muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi ummati wa salim baat booboo gën a kawe ci julliti maanaam islam léegi nag Baye Fall yi yàlla dafa def ñoom kalimatu laa ilaaha illallaah boobu moom la ñuy ndekkee di koy añee di koy reere ñu ne dof ya nag duñ ko bañ dañu dof ci yàlla mandi ci yàlla ki xas ba mandi ci yàlla dootul mandi Baye Fall yi nag ah lu mu ci mënta doon nag kiy dëggal nag moo tax may wax ndax dëgg mooy alalu yàlla li ngay def muy dëgg te yàlla tax te defe naa ne Baye Fall mënoo xëy rek def sa bopp Baye Fall day namm suñu buur suñu borom mu boole la ci njoñ yi ndax dégg naa ci yenn mag ñi sax ñu naan Cheikh Ibra xanaa xamul ne day tànn ay nitam ah kooku moom rek moo xam yan critère lay tànne ay nitam ñun de xamul waaye sant yàlla daal dañu yàgg am sens su partage bokk le reste du monde nag li ci ëpp yëpp bopp sa bopp la chacun pour soi Dieu pour tous kër nit ki balaa nga faa dem Europe danaan la tel jour nga fiy ñëw telle heure boo ñëwee code buntu kër gi lii la ay chiffres jox la ko nangam 403 B ñu ngi 3e étage nga bës mu ne oui allô et ma phone nga ne ko je suis arrivé mu ne xiic ubbi na ko nga dugg yëpp xam nañu koy dugg xam nañu koy génn même li ñuy xewloo sax dañ koy calculer xam nañu ne tey on est un couple avec benn couple invité donc on est 4 table bi 4 plate lañu fay teg
dañuy nañ riche ba yor ay milliards yu dul jeex ce sens du partage lañu amul ils préfèrent partager ak seen benn muus bu ñu am ci kër gi wala seen benn xaj ñi am alal bu ngi sax bu ñu leen neexee ñu dem domte benn gaynde bu ndaw mu màggee seen këram wala kii tigre fii nag nit ñi dañuy jaxasoo mbokkoo gi doomu nijaayeeg xame yi xew yi am ah boo xoolee ay màggal ñi nga gëjoon gis yëpp nga demee c'est la retrouvaille communion boobu di am nga dem ci ba ci église bi Sénégal fii Sénégal rek la am fii nga dem fu ñuy wax Joal almer boo xamante ni jullit yaa ngi ñu suul fii ak chrétiens yi ci même almer man de gisuma ko fenn ci monde bi Sénégal rek laa gisee loolu fii te Joal gii la faju communion boobu nag gars yi nañ ci gën a góorgóorlu ni ko maam yi daan defee niro sa maam aayul golo ñaawul bàyyi wala niro boo fi niroolu tamit maamu keneen tamit du yàgg ba nga niro te ñoom ñi ngay jëm a niroolu musuñu la bëgg dama yàlla baal ci wax yi bala ñu defe ne yow ci benn genre extrémiste wala xaw ma la nga mais c'est des racistes ils n'aiment pas les noirs feebar bi wane na ko. waaw loolu dañ ko wane ils n'aiment pas les noirs donc ñun buñ fi nekk di leen di gën a bëgg lu boo xam ne du yàgg ñoom ba ñu bëgg ñu mais nañ bëggante ñun suñu biir ñoo xamante ne toujours dañoo mës a nekk si jaam la ñu jàppee tey dégg naa sax ci ay rumeur ñuy wax ay vaccin xaw ma yi ñuy waajal pour dugal ko ci réew mi. pour tester ko fii parce que dañu toujours considéré comme des cobayes waaw boo xamante ni laboratoire des rats ñu daan xool ci rats yi di koy kii léegi bàyyi sax rats yi féexal nañ leen léegi nañ dem ci africains yi ni ñuul yi la jeunesse d'aujourd'hui bi ma xam ils ont compris ñoom dañuy taxaw nga xam ne ñii buñ ko waxul tamit seen philosophie da ngay comprendre ni jeunesse actuelle bi dafa bañ ba lànk tëdd ci suuf li ngeen doon def suñu bàyyi ak suñu maam duñ ko nangu du ngeen ñu ko def ñoom fa lañ taxaw heureusement. tey lan ngay dollil jeunesse boobu rek tey. comme conseil. nañu gëstu ne fi am nañu bañkat yi fi nekkoon ay ñoom Lat Joor yooyu dañ ko war a jàngale école woone Serigne Touba lan la fi def fii indépendance bi ñuy wax Serigne Touba moo ñu ko may du ay 1960 xam nga fan la ñu amee indépendance bi tubaab yi jëlee Serigne Touba fii yóbbu ko Gabon mu ñibbi si waat ñu tële mu am victoire seen kaw ndax dañ ko doon yóbbu pour faat ko mu vaincre leen ñibbi si kenn feetewu fi ay victoire ba pare nag ñi ko doon yóbbu pour faat ko mu wëlbatiku jéggal leen ñi faatu mu ñaanal leen ñu dem àjjana donc kooku du rancunier kooku la mu jëriñ maanaam mooy ki tiré Afrique ay ténèbres ay lëndëm Sëñ Tuubaa moo ñu jëlee ci lëndëm yóbbuñ ci leer ga nag maam Serap Fall moo ñëw leeral ñu lépp. loolu tey jeunes yi dañ ko war a jàngaat gëstu ko boole ko ci seen activisme seen doole lay doon. gis nañ sax ne ki découvrir traitement bi moom Sénégal fii la juddoo muy docteur Raoult ne ci ñoom ba pare bañul ne sénégalais la mu ngi koy revendiquer. il est né ici baayam ci boppam médecin la woon nekk Dakar bu ñu jàngee ba am diplôme am ñu war ko dem pour inscrire ko université baay bi daf ko ne médecine rek nga mën a def ma financé la fayal la say cours leneen loo ci dugul je suis pas responsable donc ça veut dire que papam moo ko tàggat ci loolu donc bu baayam nekkee ci même liggéey boobu moom bu ko ci tàggatee dina ko gën a jàngal day gaaw a mokk noonu la delluwaatee France nekk Marseille. gis nañ ne que moom mu ngi revendiquer na sax sénégalais la moom bokkul ci ñi nga xam ne kii nañ daal maanaam sànni nañ mbubbu africain boobu. waaw parce que fa nga jógee waroo ko fàtte yàlla dafa def li muy doon français doomu réew mi la ndax c'est à Dakar gii la gisee le jour yàlla fii la ko wonee jant bi kon c'est une histoire réelle bu nekk ci moom mu màggaale moom
jaaraama nag moom aussi ndax jàmbaar la boo xamante ne ni boo xoolee sax ci seen politiciens dafa mel ni dañ koy xeex waa xeex bi ñu koy xeex yëpp nag duñ ko mënal dara ndax lépp da koo teg ci dëgg te ñoom maanaam ci yoon lay tegee liggéeyam moom docteur boobu muy liggéey daf ko teg ci yoon mais tegu ko ci politique. loolu moom leer na nañ gis ngeen ko yéen a ngi nekkoon seen émission comme politique ak Cheikh Ndigal Lo mu leen di wax ci wàllu coronavirus bi ak ci àdduna tey fi mu toll di wax ak sénégalais yi tamit ci li nga xam ne mooy suñu baaxu maam li nga xam ne moo am tey ñu la doon wax tey soo ñu bëggoon may tey tuuti ci woy set boobu. non set no xam nga fi mu nekk nii déjà yàlla def na. mën nañ ko def version 2020 waaw mais peut-être aussi bu ñu yàlla dimbale xëy na ba ñuy jógee ci léegi jàmm ñu koy xalaat temps yëpp sax morceau set bi mën nañ ko réactualiser dugg studio jël suñu temps dugg studio réactualiser ko parce que diggante boobu ak léegi il s'est passé beaucoup de choses waaw il s'est passé beaucoup de choses donc on va parler bon pour en finir nag état bi lay ñaax liggéeykat yi fi nekk ñëpp xam nañ ni répertorié nañ ni lu ñu leen mën a jàppale ñoom ñëpp nañ leen ko jàppale te xam ne nag aussi seen yëf la ñuy réclamer du lu ñu leen di may ndax ay impôt ak seeni taxes yi fay xaalis boobu la ñuy dajale nguur gi yore ko kaa bu mel ne nag bu amee xaalis bi njëriñam mooy mu faj gàcce xanaa xar ak i ginaar sax ku leen teg ci kër di leen dundal xar ngi nekk fii balaa nga am jàmm am ngooñ boo ko jox di koy xont ak ginaar yi waaw nit ak noppam nag nekk fii di gën ci li yàlla bind problème yi mel ni am mais xaalis boobu lan la lay jëriñ lan ko stocké pour doye ko lan xaalis dafa am njëriñ te looy dugg lu ne njëriñ laa tax njëriñ boobu nag tey na ci askan bi gis seen bopp nañu dimbale secteur yëpp sans exception képp koo xamante ne am na loo xam ne mi ngi koy apporter pour réew mi nañ leen gëstu xool lu ñu mën ci ñoom pour jàppale leen ñu jàppale leen ko temps bi ñuy toog seen kër ñu xiif bañ leen fa rey ndox mi nañ ko gën a ubbi mu wala ngaan fépp nit ñi mën di sangu di set ñu jox fi digle na ngeen toog sa kër na ngeen ki raxasoo chaque jour chaque heure saabu ak ndox eau de javel boo amuloo jëndee eau de javel ak saabu fooy jëm amoo ndox fooy jëm ndox mi nañ ko ubbi mu wala ngaan pour ñëpp courant bi nañ ko taal pour ñëpp mën a connecté wu xam lu xew ci àdduna ndax on est au 3e millénaire njëriñu xaas bi lii lay jëriñ waaye buñ ko bloqué tamit ñuy toog plus presque 2 semaines yoo xamante ni ñu ngi naan ay répertorié fii dinañ joxe nii fii man de ba léegi fu ma waxee nii déggaguma kenn ku ñëw ci man ne ma nguur gi jox na ma lii pour ma jàpp en attendant gisaguma ko de dégguma te nag war nañu gaaw nag ndax urgence la ni ñuy amee urgence médicale tey nii noonu la amee urgence économique sociale nañ jóg taxaw ci ñi yàlla dimbale tamit ñu seen loxo jot seen gannaaw seen gox fu ñu mënta nekk ñoom it bu ñu mënee nañ dimbale seen i mbokk seen i jegeñaale ak seen i dëkkandoo bañ a xaar état ci mën a gaaw daal gaawal def li ngay def ndax boo ko deful yëpp bu jàllee bu ëllëgee mu ni demee ba féex yàlla mën na ñëw changé waat situation yi di nga dem ba bu ko gis koo bëggoon dimbale te dootoo ko mën a dimbale kat ndax fi nekk jekku na ki jekku foo koy dimbale ti yàlla mi ñu teg lii mën na changer situation ba koo fi gis ñu ne jekku na soxlatuñu sa dimbal kon yow kon dimbalal ba mu jotee jamono jii ñu toll nag dimbal ak yërmande ku ko fi doon wootee loo ci man fi nga ko war a defee rawatina nag état bi nga xamante ne ni ñoom ñoo ŋànk lépp luy dox ci nguur bi ñu teg lépp seen loxo nañ jaarale lépp ci yoon luubalkat yi tamit nag nañ góorgóorlu
feebar bii ñëw won na leen ñu bàyyi luubal waaw gerkat yi nañu wéer seen ngaanaay toog yàlla ji mi ngi wax ak ñoom ndax séddale yi ñuy wax sax am na ñoo xamante ne tey tellement que ger dafa nekk seen deret bu ñu yëkkatoon alal jox leen dama nga jox waa gox bële mu dugal ci ger kon kooku ragalul boromam kon xalaatul dee fi mu nekk nii te dee moom du jaas ñëpp a koy def dafa di nag ku ci nekk nan ngay demee waaye mbas mi ñëw te jaaxal ñëpp kenn buggu cee dem kenn ñaanu ko yàlla it li ñuy ñaan yàlla muy yàlla jëlee ko fi ak jàmm jële ko sax ci àdduna mu nekk loo xamante ne lu ñuy fàttaliku lay doon bañu fi dalati kenn. jërëjëf tonton Cheikh Ndigal Lo tey la ñu amoon ci seen émission Comme Politique ñu dalaloon ko fii ci sensibilisation ci Covid 19 dégg ngeen message fort yi mu lancé noonu askan wi lancé ko waa Sénégal yéen ñi doon ñu seetaan fii ci Leral TV ak leral.net ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen émission ak beneen kàngam mu wax ñu xalaatam ci feebar bi ak ay digtalam kon nag ñu ngi séparé nooy nii ak sensibilisation bi muy raxas ay loxo gis ngeen ko ni ko tonton Cheikh Lo defee gën leen yokku set bi rek incha allah di remercier bu baax sama technicien Pa Omar jërë ngeen jëf